jàngeen ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li fees bokk na ca ni ñu liggéey ci wàllum càmmoñ si naxaru xol ab tawarum ñaxtu la ñu wooteem ca bànqaasu ministère nekk fi nga xamoo ca jam ñaajoom la ñuy jàmbat bokk na ca ni seen aw nekkin wu ñàkk tegu ci yoon ndàmpaay bokk na ca dañu ci dégg ñenn ci ñoom ci biir xabaar yi. doon ci bokk itam ñi yëngu ci mbirum njënd ak njaay ca marché Sandaga ña ngay jàmbat ne jamono ji tembe liggéey ba yeex a door ay at mi ngi nii moo leen sàppim ñuy nag dafa jot lijjanti lëj wa Sandaga nekkee war a mën a am dañoo boole seen bopp ci kuréel duppee ko ab collectif dañu ci ñëw ci biir xabaar itam. dana ca bokk lu jëm ci commune Moulomp ña ngay jàmbat ñoom itam ne jamono ji dañoo sonn tàyyi ab ambulance la ñuy laajteem fi ne sax oto maire ba la ñuy jël di ca rawale ña lott war a dem l'hôpital dañu ci ñëw ànd ci ak Assane Ba ci biir xabaar yi. pàcc bi tëj mooy pàcc bi ñu jagleel toog tekk ci réew mi daañu waxtaane lu jëm ci mbirum rek la mu taxawal ni ab salon buy toppatoo doomu aadama ak nekkinam ba mu gën a ñoŋ ci rafetal ak taaral dañu ci ànd ak gëstu soxna Aïssatou Kane incha allah moo fees niskis faram-fàcce gi. sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum ñi nga xam te ne bi ñooy liggéey ci wàllum càmm ñoom ñu ngi jàmbat boobaak léegi ba tax ñu ni faaw ñu dégg leen moo tax ñu daal di wane seen naxaru xol ca kanamu seen ministère ba ñu daje woon tey ca jam ñaajo fa la ñu daal di ëngëmloo wane seen toogaanum ñax lañ bëgg mooy seenu nekkin am coppeeku bokk na ca ndàmpaay ni laajteem ak it daal conditions yu gën a ñoŋ kenn ci ñoom moo ŋànk syndicat bu leen ëmb ñu ko duppee Amadou Lamine Kare am lu mu dénk ITV. Maintenant bu ñu entamé des procédures yoo xam ni le président moo joxe woon ay instructions ni ministère yi man mënuma yokk seeni salaire mais daal di ñu joxe ay instructions ni ku ci ne sa budget interne na nga xool loo ci mën a roqi loo xam ni du am impact ci fonctionnement ministère bi nga def ko mais biñ ko defee ministère yëpp muy agriculture di pêche sport mine tourisme finance fonction publique ñëpp ñu ngi leen di fay si la kii bi sax door a ñëwee la revalorisation des salaires là mais ñun ñu ni loolu duñ ñu ko jox fuñ ko teg. xaalis baa ngi tege. waaw xaalis baa ngi fii. waaw mais nañ ñu ko jox. parce que ñun boobu moo ñu gënaloon sax. kon daa mel ne jafe-jafe bi ci biir ministère de l'élevage. loolu lay nuru nag loolu lay nuru waaw moo tax loolu dañ ko gëstu ba mu leer loolu dañ ko gëstu ba mu leer parce que travailleurs yi. kenn gënu ëpp leen dignité fii dans l'administration sénégalaise. kamuy dëgg. waaw bu ko defee le 19 bii bu ñëwee on va arrêter l'ensemble des vaccinations sur le territoire national la vaccination du cheptel que ça soit les ovins les bovins et les chevaux. ensuite abattoirs yi dinañ tëj yëpp kenn dootul def inspection ba lu ci am c'est la responsabilité de l'État. ensuite les rapports yi nga xam dañ ko doon joxe de manière hebdomadaire et mensuelle dinañ ko arrêté. mi ngi noonu lanu jàmbat bokk na ca ni kon daal di dakkal bérébu lotalukaay yi muy séeraas yi abattoir yi waaye itam daal di woon ginnaaw ñàkkum jur gi te itam bataaxal rapport daañu si ñëw toppaat ko nu mu gën a yaatoo xabaar yi wooy ak lu soxal ñaxtu bi nga xam te ne bi yëngu la bàngaas bi ëmb commerçant yi marché Sandaga ni daal jot na marché Sandaga ban ko tojee ak léegi liggéey ba demul amul benn tàmbali lii moo sàppi yooyu lay commerçant boole seen bopp ci genn kuréel ni jot na ñu dégg leen nañu nag bëgg nañ meeru plateau Aliou Ndao daal di doxal nan ko santaane woon ak moom ndax la ñuy xaar ci moom mooy doxal liggéey ba ndaje ma ci watoon yaatoo ñu xuus ànd ci ak gëstu maam seen bu baabu mu tolloog ñaari at léegi bi butigu Sandaga yi tëjee ngir ñu mun koo defaraat waaye boobee ba tey benn xeer bu ndaw sax tegaguñ ko fa kuréel bu ëmb jaaykat yu ànd taxawu Sandaga ñoo ngi ñaawlu liggéey yi nga xamante ne tàmbaliwul ba tey. conflit d'intérêt dong moo ci nekk. j'ai posé la question à monsieur le maire nañu wax lu tax mu bëgg a rompre contrat bi. Kële fay na CUTSEM joxe na garantie bancaire am nee na par souci. De respecter les délais des travaux moo tax mu décaisser propre fonds def li mu def
kooku kay am na sañ-sañu def ko xaj na am na tuuti amateurisme mooy li ma la wax ne plus informel que nous c'est l'État. kuréel bi ëmb jaaykat yu ànd taxawu Sandaga ñoom ñiile ñoo ngi exiger lii di liggéey yi tàmbali ngir seen marché bi ñu mën cee jotaat. ma ne li xeeñ li war a ñëw ëllëg bu fekkee ne saafara wuñu sunu jàngaro doomu aadama benn yoon lay dee nee naa la man maay doon premier martyr te tey takk naa brassard rouge. waaw parce que ñii ñëpp ci Sandaga lañ doon dunde ci lañ doon terale seen njaboot ak seeni mbokk. amuñu envie de vivre on ne vit plus ku dundatul kañ. jaaykat yiile ñoo ngi woo nguur gi ngir ñu indi ci ay saafara. président dige bor la président li nga dige jëfe ko projet yi nga mujjee defar en 2020 pare nañu ba ñu inauguré ko kon ñun xanaa ñun dang ñoo wegul xanaa ñun dang ñoo faalewul xanaa ñun dang ñoo boolewul ci réew mi loolu lañ lay laaj daar laa wax woo ñu toog waxtaan solution war na mën a am ci mbirum Sandaga sinon le vent de la révolte commence à sonner. jaaykat yi sinistré yi ak ñi dëkk ci wetu Sandaga ñoom ñii la ñoo ëmb benn kuréel ñoo ngi woo njiitum réew mi mu wax ak ñi yore liggéeyi ngir ñu def ci lu ñu mën marché bi rek ñu fàttali ne ci ñaari fan ci août 2020 lañ ko tëjoon te liggéey yi moo ngi waroon toll ci diiru 24 weer. jaajëf maam si ne bu baabu xabaar yi wéy lu baxee lu jëm ba tey ci mbirum njënd ak njaay jàpp leen ni ñi ngi commerçant yi nekk ci UNACOIS jàppoo ñoom itam taxaw nañ temm doon càmbar tolluwaayu njëgi ci biir réewum Sénégal waaye itam ni doral bi daal di amee ki yéeg ba CFA bi di ko yëg ci wàllum wàccim loolu lépp tax nañ càmbar ko waaye itam màggal Tuubaa gi ñu dëgmal ngir fexe ba lépp war a yéwén ba ci poorum Ndaayaan am na luñ ca becc ni ay waxtaan Tamsir Ñaan mooy premier vice président bu UNACOIS jàppoo dénk na kàddu soxna Khady Diandat Diouf. booy importer nag la nga fa fekk rek moom ngay am ànd ak problème yi mu àndal yépp ndax boo ko indee ba ci pooru Dakar itam mën nañu wax ne sant yàlla la mais dañuy ñaan état bi programme bi mu am pour port Ndayane ñu liggéey ko ñu baral ko parce que tey jii port bi am na ay ngandi problème yu fay am yoo xam ne kenn mënu ko éviter lu ko indi mooy population bi yokku na am na bateau boo xam ne tout récemment maa ngi koy wax ministère bi tey bateau ceeb le 2 août la fi dugg ba le 2 septembre muy soog a mën a gaare mi ngi ci biir ndox mi taxaw te ay milliers de dollars ngay fay par jour te loolu lan moo koy gàddu marchandise mi mais loolu tey jii lu ko mën a éviter rek mooy pooru Ndaayaan bii gaaw pare. malgré facteurs yooyu yëpp terewul ni ñu assuré woon population Sénégal ci approvisionnement consommation grande consommation tey lañ ko gën a réitéré. bu dee suukar wax naa leen phase bi ñu toll nii commerçant yi ñooy génne seen i DIPA malgré compagnie sucrière sax am na DIPA comme commerçant yi mais li ma wóor mooy suukar fii ba décembre doo ci dégg polémique mais terewul prix bi mën na fii bañ a tolloog prix yi amoon at yi passé mais ku ko làmb moom da nga ko daj. bangaas bi ëmb médecins yu Sénégal di syndicat autonome des médecins du Sénégal ñoom itam seen kàddu jib na ca bataaxal bu nu becc ña nga woon ca Kédougou la ñu sàkk mooy na yoon daal di teggi doon te di leen a bàyyi ñan tegoon loxo ci l'hôpital ba nduppee l'hôpitalu Kédougou soxna soosu ñàkkoon bakkanam doon mucc ak doomam ñu daal di ñàkk seen bakkan ñoom ñaar ñëpp lu mel tax na ba syndicat bi ni kon daal bankum loxo ña nga ca woon waaye itam dañoo bëgg ñooñee ñu teg loxo daal di leen di gàll contrôle judiciaire maanaam mooy di leen gis saa yu leen yoon soxla li di mën a wolum génn kaso naam waaye dañoo bëgg loolee den nan gaal di sérum ndood na ko daal di nam gën a gaay boo ko def daal yi mën a am peex loolee mooy seen bëgg-bëgg moo tax ñu nga woon tey ca Kédougou fa amale seen assemblée générale bangaas bi ëmb syndicat bi ni bureau bi kon waxtaane wàll gune mi dañu toppaat yooyu yëpp incha allah ca nu mu gën a yaatoo ONG 3D lañ koy wooyee ñoom ñooy waxtaan lépp luy xeetum sàmm ak doomu aadama ak développement lëkkaloo ak Oxfam dañ doon defub xayma ni lan gi Sénégal mooy lu mënta ñàkk di ay xeetu jëmtukaay li nga xam nguur da ko tegal askanu Sénégal lu ci bari na ay services yu essentiel daal gis nañ ni àgg ca jot ca dafa jafe lool mu li mënta ñàkk waaye gis nañu léegi réew mi jot ca jafe nam ca nekkul lu gën ndaje mañ ci woote ngir càmbar ko ca bataaxal bu ñu dëxëñ ñib rapport ba noppee kii di Thiali Faye am na lu mu ca dénk ci kàddu ñu lu ko moom ak Emmanuel Gaspard Ndione. programme bi dafa nekk programme boo xam ne nii dañ koy mëne ak waa AFD ak Oxfam France boo xam ne nii dafa jóge ci diagnostic boo xam ne nii dañ koo def ci région du Sahel yépp mais biñ defee étude bi tamit la ñu ragaloon la ñu njortoon tey jii tamit moom lañ gis ci étude bi mooy ay manquement yu bëri mbaram lu jëm ci éducation
ay manquement yu bëri lu jëm ci santé ay manquement yu bëri yu jëm ci protection sociale te dañoo jàpp ne fondement bi nga xam ne nii moom mooy indi naataange pour communes yi pour population yi mooy il faut que d'abord lépp lu jëm ci éducation santé protection sociale ñu mun ko am d'abord balaa ñuy xalaat leneen te comme que loolu amuñu ko nag loolu dafay jafe suñu communes yi ñu mun a suqale ko suñu communauté yi tamit mun a am jàmm ca la nga xam ne foofu la ñuy dund. Sénégal nag fi mu toll nii étude bi maanaam étude bi nga xam ne nii moom la ñuy restituer tey daf ñoo defal ay recommandations yu bare recommandation yi nag dañ ko pàcc mooy am na partie boo xam ne nii état moo ko moom directement am na loo xam ne tamit dañ ko jagleel collectivité territoriales yi ndax collectivité territoriales yi ñoom itamit dañoo am autonomie am nañ seen budget am na compétence yooyu yëpp ay compétence transférées la donc war nañoo mën a jóg jàppale communauté yi ci li nga xam ne nii moom la ñu am en terme de budget moom lañ leen cërale société civile bi nga xam ne ñun ca lañ bokk yi tamit am na ay recommandations yoo xam ne nii étude bi indi na ko maanaam ñun nan la ñuy def ba jàppale population bi nan la ñuy def ba dem ci état mën a cërale population yi li nga xam ne moom lañ war a moom. jaajëf mu doon Thialy Faye moo yore lépp luy programme ak projet ci ONG bi di 3D xabaar yi ñu xuusan ci lu soxal ba tey nekk nu askan wi mu lomp commune baa ngay jàmbat ñàkkum ambulance seen kàddu jib na ne nag li doy waar mooy ba fii oto mairie ba la ñuy jël def ko ambulance nekk lu gën moo tax ñu ne jot na ñu def kem kàttan ba dimbali leen ci bëgg nañu état Sénégal daal di réagir maanaam jibal kàddoom ci loolee ba waa mu lomp mën a am ak oto buy tax ba ko wopp ñu mën la fëkk yóbbu l'hôpital correspondant Soissane Ba. mu nekkee ci biir Blouf commune bu Moulomp nag amul ay jumtukaay yu baax yu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ngir rawale woy feebar yi ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ne ñoo gën a jege jafe-jafe bu rëy la ndax ñàkk ambulance moo tax rek ba maire bi di ci woo autorité compétente yi. que vraiment Moulomp soxla na ambulance médicalisée parce que xamatuma kañ lañ gëj a am ambulance donc te dañuy gis ay pathologies yoo xamante ni des fois dañ leen di bëgg a yóbbu day xaw a jafe donc loolu bokk na ci mbëbët bi nga xamante ni sur le plan sanitaire vraiment ñu ngi koy joytu. te xam naa ni moom dinañu ko yóbbul fu mu yegg ba mu yegg fu mu war a yegg pour vraiment ñu mun ñu si jàppale. ginnaaw rawale woy feebar yi li nga xamante ni moo di ay garab tamit jafe-jafe bu rëy la rawatina ci prise en charge bi wala sax ci stock bi maire commune bi nag dafa bëgg rek jàppale ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu boobu ngir teggil coono askan wi. vraiment sunu hôpital bi garab yi des na ñu ngi ñaan vraiment di lancer un appel ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew. ak ñeneen ñi nga xamante ne new ñu fi moom tam mu yóbbul ñu wax ji ci président de la république pour mu jàppale ñu ci nga xamante ni garab yi parce que du fii rek même ba ci district bi soxla nañu vraiment ñu renforcer ñu ak la PRA ak PNA ñu renforcer ñu ay médicaments am na wàll boo xamante ni sunu wàll la ñun commune bi te defe naa dinañ ko jéem a def te ñu ngi koy def mais am na wàll boo xamante ni tamit nguur gi la parce que population bi nga xamante ni buy jóg fii di fi yeewoo vraiment saa ñu amee yeneen pathologie balaa ñuy sore sax ñu mun leen saafaraal fii bu demee nag ba xaw a jafe ñu mu leen dugal ci ambulance bi nga xamante ni moom lañ bëgg mu yóbbu leen fi ñu leen war a yóbbu pour ñu mu leen faj. waaye balaa ñuy am saafara si jafe-jafe yi mairie bu Moulomp dafa rek organiser ay journée de consultation médicale gratuite ci teewaay spécialiste yu bëri yu jóge fépp ci biir réew mi ay consultation yi nga xamante ne tax na rek ñu gis ay feebar yu metti yu bëri te ñu mujjee leen jël en charge ci hôpital de la Paix. ñu xatar bi ko ca Moulomp daal di wuti diwaanu Mbour foofee ñu ngi fay fekk Issa Sall moom mooy maire bu commune bu Mbour kàddoom jip na jëm ci dimbali askan wa ak ay moto pompe ci yenn barab yi ndox ma lam fa yàq bari lool donte amul ay xeetu canal ak ñoom seen moto pompe rek moo mën a dimbali askan wam ba mu noppee itam kàddoom jot naa jip moom maire bu Mbour Issa Sall ak Mountaga Kane. plus de 20 moto pompe tasaare nañ ko ci dëkk bi fu ndox daan taa 3 mois 4 mois 5 mois actuellement en 3 jours 4 jours ñu évacuer ndox bi mu dem profité na ci également pour identifier place ndox yi fi ndox yi di taa point bas yi pour que bu nawet bi jàllee ñu mën a def ay canalisation def ay secondaire pour ndox mi déwén bu ñëwee mu jaar ci canalisation yi mën a dem mais liggéeyu inondation daal li si nit ñi mën a jàpp mooy dañ see nekk ci rattrapage parce que avant 2012 gestion inondation ak assainissement nekkul woon priorité wu gouvernement bi donc bi ñu koy commencé nag di def moyens yu bëri jël ay structures yu bëri teg leen si ñu ñaan rek suñu borom peut-être d'ici quelques années ñooñu ñëpp bu ñu defee seen programme yi ba mu mat yàlla mën nañu dimbali si inondation bu fekkee ay pluie décennale rek moom mooy am waaye nag bu yàlla indee taw boo xam ne
da nga koy xool si histoire Sénégal ngay dem ba si temps Lat Joor pour mën a xam ndax ndox mi amoon na fi donc façon ndox yooyu bu ñëwee dañ koy tuddee catastrophe naturelle li si gouvernement man mooy li si ministre di def ministre de l'intérieur actuellement yokk moto pompe yi yokk capacité de pompage ba pare nekk nag si wetu population. xibaar yi wéy dugg ci wàllum sport ak coupe du monde bi nga xam mi ngi wër réewi Afrique yi juróomi réew yi nga xamante ne bi ñoo daal di qualifié Sénégal bokk na ca coupe bi kon mi ngi ci Ndakaaru jamono ji aéroport Blaise Diagne bu Diass ba mu wàcc ci kanamu 12e gaynde bi ak staff bi ci wàllum fédération ci wàllum football ak i kàngam ku ci ne wane mbégteem coupe bi incha allah ëllëg daañu ko won njiitum réewum Sénégal président Macky Sall ñu xuus ànd ak Faram Fàcce ak Amadou Bari. ci daa nekk fukki waxtu ci suba la roplaan andi coupe du monde bi ci Sénégal yegsi ci aéroport international Blaise Diagne njiitu politique ak tàggat yaram ànd ak 12e gaynde daal di tertu bu baax a baax nag coupe du monde bi fekk ci fii ci Ndakaaru coupe d'Afrique des nations mu jiite délégation FIFA bi ku fi nekkoon kàngam équipe nationale de football France jëloon coupe du monde 98 David Trezeguet daal di rafetlu tertu buñ ko tertu moom ak ñu mu àndal laata muy wone mbégte ci équipe nationale réew mi nekk nag ci waxtu wi champion d'Afrique wara nag teewal Afrique ci Qatar ci ay weer yu néew. Je pense qu'on est tous conscients que le Sénégal. defe naa ne ñun ñëpp gis nañ ni Sénégal équipe la boo xam ne am na place am ci coupe du monde bi ñu jëm matcham bu njëkk contre Pays-Bas du yomb waaye nag mën nañ jàpp ne li mu am ci ay potentialité mën naa sori ci tournoi bi mën nañ xaarandi sax final diggante Sénégal ak France lu mën a nekk la tamit. Mais pourquoi pas France-Sénégal la finale. ci tuuru nguur gi jëwriñ buñ dénk wàllum tàggat yaram daal di rafetlu bile dogal FIFA jël andi fii ci réew mi coupe du monde ci ñaari fan. dellu si na fi waaye dellu si bi mu fi dellu si fekk na bu doon xele màgg na parce que 2018 amuloon ci lu ñu war a sukkandiku lu dul xereñu ndaw ñi pour am yenn ambition yi mais ñëw bi mu ñëw dafa fekk ay at a ngi ni Sénégal nekk première équipe africaine Sénégal jël coupe d'Afrique Sénégal nekk 18e mondial Sénégal am ay ndaw yoo xamante ne bokk nañ ci ñi gën a xarañ ci àdduna bi. muy rafetlu pas-pas 12e gaynde neexal lool bile ndaje ministre bi profito wax ne waajtaay coupe du monde bi tàmbali na niki tey te nag ci coupe du monde 2022 Sénégal fas na yéene def jaloore. ñu war a gën a góorgóorlu gën a ànd nekk benn gën a ñaanal ndaw ñi critique buy defar nañu ko wax lépp lu yàq nañu ko denc waaye lépp lu yàq nañ ko denc parce que nekkuñu ci temps wu xëccoo dañu nekk ci temps wu nekk benn mobiliser wu autour de notre équipe nationale. te loolu am solo la moo tax sénégalais yëpp ñaan pour que coupe du monde bi ñu jëm ñu dem ca def ci jaloore def ci lu benn pays africain mosul def. njiit football réew mi dig daje ñu bëgg sport ci alarba bi ci ngoon ci Grand Théâtre National fa nga xam ne dina woon coupe bu yanj bi askan wi. juróom-ñetti atu kocc-koccal ci salon expérience la ci am ci wàllum maquillage ak capp-cappal waaye it mu doon kon kok mi ngi toog ci Sénégal di kocc-koccal di jéem a daan dooleem day wan ne kon réewum Sénégal gi toog ci tekki lu mën a nekk la itam loolee moo tax ñooy koy jagleel pàcc bu nu duppee réussir au Sénégal ci sunu xabaar yegg nañ ca ñaane ci ak faram-fàcce ak Soxna Aïssatou Kane taxawal ay prestation ci lépp lu jëm ci taar defari we ak bopp tax ay clientam nekk ci noflaay muy ma bët bu sotti. institut de beauté dafa nekk loo xamante ni dama ko bëgg depuis sama xaleel parce que soo bëggee dara moom da ngay dem à fond ma dem jàngi ji gëstu métier bi ndax dafa nekk métier boo xamante ni du yombul loolu moo tax ma dem jàngi pour ñëw Sénégal def loo xamante ni vraiment képp ku xamante ni jaar nga fii ci institut de beauté bi di nga kontaan di nga satisfaite. bu mu nee taxawal bërëb bu yànjee nii ginnaaw ñàppaleeg borom këram la. nu ma def ba yegg si fii nag du man kase donc man ak sama borom kër la ñoo ànd ba tey jii lii taxaw c'est vrai que jàngi naa am naa sama métier mais mën naa ni tey institut bi su melee nii c'est grâce à mon mari. ku xool institut bi xam ni commencé wu ñëw ñu rek ni tag institut bi pare. def ba vraiment jaaruñu daal ci banque
lépp suñu xaalisu bopp la ba tey jii xam nga dafay neex tamit suñu liggéey ñu xam ne lii ñoo ko ñàkk te machines yi gis ngeen nekkul machine yoo xam te ne da ngay ñëw rek am ko c'est de l'argent donc des fois ñu gis machine bu ñu intéressé donc ñuy def nànk-nànk. Fatou Fall Niang amal jagle yu bëri jëm ci salle massage ak soin. aussi am nañu aussi paraffine c'est pour la pédicure. wut ay stérilisateur ngir cet gi. bi la ñuy utiliser. am fu yanj fu ñuy defaree lépp lu jëm ci wee. bàyyiwul sax fu ñuy defaree bopp. ba ci bac à pédicure. am ay diplôme ci esthétique Fatou di taxaw temb ci lu gën ngir jiitu ci lu muy def. dama naan première étape matériel yi parce que matériel mooy liggéey mënoon dama bëgg def lu baax te amoo matériel donc première étape matériel yi deuxième étape produit yi la parce que c'est des produits de qualité voilà nekk bañ nañ ko sax ba suñu produit yëpp ñoo ngi ko jëlee à Genève. juste pour cliente bi ñëw Glam Attitude dina gis loo xamante ni mosu ko gis feneen du ma nuyu ma ñu kese ñoo ko am mais nekkul loo xamante ni tamit ñëpp a koy am lu qualité lay nekk day nekk qualité ba pare comme li nga expliqué léegi nan la ñuy def ba cliente ba ma am différence ak ñeneen ñi mooy professionnalisme bi. def lu baax que cliente bu dem dina ñëwaat. ñaari at a ngi nii bu mu taxawalee Glam Attitude waaye gisagu ci boppam. mën naa ne au début bi nag yombul du ma ni ñëpp a ngi ñëw à 100% mais eggaguñu fi ñu bëgg a yegg bëgg nañu vraiment nit ñi gën a xam institut bi des na nag du ma ni ñëpp a ngi ñëw des na mais sant yàlla parce que nit ñaa ngi commencé xam Glam Attitude ñu ngi commencé découvrir Glam Attitude. te tout le temps même mot bi ngay dégg même phrase bi ngay wax xaw ma woon lii am na seen matériel yi macha allah wala seen produit yi macha allah donc mën naa ni des na non gisaguñu suñu bopp bu baax. xëy na ci kanam instant bi nañ nekk di préparer suñu site bi pour gën a yombalal client yi accès bi pour ñëw Glam Attitude lépp lu ñu liggéey ñooñu ci daw da wuti ay produits ak ay machines voilà. waaye tey lu muy gën a nakarlu moo di njuuj njaaj yeeg ñàkk jub gi am ci seen biir liggéeyukaay bi. dañuy tout le temps dañuy arnaquer ci côté boobu parce que xam nañu ñun ay gan lañu ci milieu bi ñoo ngi doore ñëw bëgg nañ lu baax suñu xamee ne bëgg nañ lu baax rek tak dañ lay wax ni waa lii ak lii la mais à la fin doo gis résultat sa xaalis da nga koy perte da nga demaat à zéro loolu moo tax donc vraiment xaw nag côté boobu nag métti nañu trop. parce que man yaakaar naa ni suñu bàyyee lépp ñëw ubbi dara pour liggéey suñu dëkk la parce que dañuy bàyyi yeneen dëkk ñëw liggéey fii donc mieux vaut ñi nekk ci milieu bi côté mën naa ni côté marketing côté communication parce que soo waxee institut de beauté faaw nit ñi xam la faaw nit ñi gis la donc tout le temps dañuy arnaqué. gëm boppam te bëgg loolu ci jaar-jaaram Fatou di ñaax ndaw yi ci liggéey ak ñàkk jëriñu. bu ñu yàkkamti dañ ko dem gëstu ji mooy jàng ji ko parce que lépp loo gis rek balaa ngay doon sëriñ doon taalibe il faut nga dem gëstu ko jàng ko man mi di wax ak yow dama bàyyi sama famille bàyyi ñëpp daw dem jàngi métier bi te yemuma ci benn métier donc soo xoolee Glam Attitude lépp lu prestation man maa koy def. muy pédicure bi muy maquillage bi muy onglerie bi donc lépp loo ma woo ci côté esthétique mën naa la ci répondre donc moom laay wax ñu bañ a tayal dem jàngi même su nekkee benn 3 ans benn 4 ans daf koy jar comme ni soo paree ubbi sa institut de beauté lépp lu cliente bi bëgg da nga ko koy defaral te fii Sénégal xam dañu bëgg lu baax bëgg lu am qualité ñoom mieux vaut ñu dem jàngi di bañ a yàkkamti. ginnaaw ba mu xeexee ba amal boppam institut de beauté et de bien-être ci biir réew mi Fatou Fall Niang tey di ñafe ngir bàyyi ab wëy ci lu muy def. gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV lii mu toj xabaaru marax yi bàyyi leen nag bloc d'information bi Cheikh Sène Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam lépp jëm ci wàccaayu màggal Touba gi 19h45 xabaar ci français ak Aïssatou Ndiaye Fall ba ci kanam jàngeen jëf.